jërë ngeen jëf mbokk yi safo télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës sañu dama ko jukki dina bokk ci jàmmaarloo yi nga xam ne nag moom moo amoon ca diwaan bu Ziguinchor ñooñu Ousmane Sonko ak itam ki nga xam ne moom moo di Doudou Ka lu toll ci juróomi doomi aadama am ci ay gaañu tax na itam njiit bu Pastef xëy woote daje ak way taskatu xibaar yi moom Ousmane Sonko mu ngay joxoñ baaraamu tuuma police sénégalaise ndax li mu jàpp moom moo di lu jiiñ njaak police moom moo di njaak ci woowule wàll daañu wax ci leneen ñàkkum deret fa nga xam ne moom moo di ca centre national bu transfusion sanguine mu mel ni nag jafe na nga gis doomi aadama boo xamante ni day ñëw maye deret mu mel ni nag du jafe-jafe donc boobu dekk la boobu le centre di jànkonteel bokk na ci ay jumtuwaay ba tax na itam bëgg nañ rek ñu daal di amal aw institut wu deret woo xamante ni daañ ci tàggat ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di personnel bi ci wàllu hématologie daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci la jotaay xibaar daañ leen xamle ki nga xam ne moom moo di Mohamed Mbougar Sarr moom moomee bokk ci juróom-ñetti nominé yi nga xam ne nag ñoom la ñu nam jagleel prix bu Goncourt nag xam ngeen ne ca diwaan bu France lay amee daañ dikkaat ci jaar-jaaram wax itam li nga xam ne moom la jot a dund ci monde bu littérature daañ ci ànd ak Fatima Touré délégation wu takku jug bàyyeekoo fi ci réew bu Sénégal nekk fa nga xam ne nag moom moo di ca diwaan bu Dubaï xam ngeen li ko waral di exposition universelle ni ki ëllëg yemook fukki fan ak ñett ci weeru octobre la ñu jagleel réew bu Sénégal mu mel itam suñu ay ndaw daje nañ ak ñenn ci ay artisans yoo xamante ni li ngay fësal li nga xam ne moom moo di seen ab liggéey tàggat yaram réew bu Sénégal nekk dëkk wi njëkk wi nga xam ne moom moo xamante ni am na ko ci digganteem ak nabi bi ginnaaw bi ñu ko làbbalee ñetti bal ci benn mbokki lu ni mel ay tënk la léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu door ko nañu ko junjee woon jàmmaarloo ya amoon ca diwaan bu Ziguinchor ni ki démb ñooñ Ousmane Sonko ak itam Doudou Ka lu toll ci juróomi doomi aadama am ci ay gaañu tax njiit bu Pastef xëy woote janoo ak way taskatu xibaar yi li mu xamle moom moo di nag lu jiiñ njaak police sénégalaise moom mooy jiiñ njaak moom Ousmane Sonko jàpp na ñoom ñooñe nag ay complice lañ ñu teewlu ak nga xam ne nag moom moo ñu teewaloon ca woowu leen ndaje Bakary Konté man li nag Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ci reportage. Ousmane Sonko ne bi muy ñëw ci diiwaan bu Ziguinchor bokkuloon ci programme am mu def conférence de presse ndaxte dafa façon yéene daje ak taskati xibaar yu nekk ci capitale bët saalum réew mi ngir rek ñoom dañuy daan seen doole ni ko bépp sénégalais waaye jàmmarlo yu am diggante ak farandoo Doudou Ka yi ñoo tax mu changé bii les programme te amal bii la jënoo ak taskat xibaar yi suñu sukkandikoo ci ay kàddoom li xew ci Ziguinchor daanaka police sénégalaise am na ci wàll Ousmane Sonko wax na sa baatu complice ca kàllaamay nasaraan. commencé ci déplorer attitude police sénégalaise réew mi amul police politique la am police à la solde de Macky Sall la ñu koy déplorer ndax bi coow li commencé waa UNACOIS dañu jël seen téléphone woo police devant moi woo police ne leen situation am na fii ñëw leen. mais li gën a yéeme mooy police ñëw na ndax bi ñuy génn ñun ñu ngi leen fekk ñu taxaw ci kaw tali marché bu kot dugguñu sax ci koñ bi andi benn pick-up où il y avait 2 policiers c'est déplorable cette attitude de la police nationale te je les considère comme complices de ce qui s'est passé su bakkan ratoon ils auraient une responsabilité à quoi ça sert ñuy fay ay policiers ay salaires su des situations élémentaires bu amee mënuñoo ñëw interposé wu pour que yenn extrémités yi ñu bañ cee egg. président Pastef ne jaamarloo yi amoon fii ci Ziguinchor su amatee yoonam dootul nekk ci lépp lu ci juddu bi ñu ko laajee ndax candidat la ci mairie bu Ziguinchor lu ni mel la tontu. Bien écoutez, dans les jours à venir vous serez édifiés sur la question. déglu leen ma wax leen si fan yu ñu jëm di ngeen ci am lu leer ndaxte fukki fan ak juróom-ñeent bi ñu jëm ci la ñuy tàmbale déposer liste yi fileeg boobu matul sax ñaar fukki fan kon boog bu leen yàkkamti di ngeen xam kan mooy candidat bu coalition bi fii ci Ziguinchor biir na ñëpp ne man waa Ziguinchor la tey damay politique dañu jàpp ni lépp luy élection am na solo ci politique élection bu ndaw amul dinañu fexe ba li ñu fi teg daal mu doon lu gën waaye it équipe bu ñu fi teg mooy doon bi ci gën ngir ñu mun gañe waxuma sax commune bu Ziguinchor waaye département ba. Équipe pour gagner largement à plus de 80%
je ne dis même pas la commune de Ziguinchor mais le département de Ziguinchor. Ousmane Sonko woon na taskat xibaar yi ay farandoom yi jëlee ay gaañu ci jàmmarloo yi amoon diggante ay militant Pastef ak i farandoo yu Doudou Ka. pëccoxoo woowee nag ca diwaan bu Sikicoor bokk na ci ki nga xam ne nag moom mooy yor kàddu PDS bokk itam ci ñooñ coalition wàllu askan wi nag moom Mayoro Faye la muy sàkku moom moo di ñu daal di ubbi aw l'enquête ci jéye yooyee nag waaye itam ñu tekk yoxoo képp koo xamante ni nag laale nga ci woowule mbir di ñaawlu pëccoxoo wi ñu nemmeeku ci làngu ko politique bi fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia ak Diafara Ba. yaakaar ne kenn ku nekk war nga delloo siwaat sa xel et que tey loolu ñuy wax ci Ziguinchor niñ ko waxee dañu ne waa kër Doudou Ka yi ñoom ñoo dem song waa kër Ousmane Sonko ca loolu ñun ñu ngi koy ñaawlu di ko dénoncer di wax ne teguñu ko ci dara loolu moo waral sénégalais yi parfois dañuy am jafe-jafe di wax ne yoon amul ci réew mi alors que pour lépp teg ci yoon il faut ñu instaurer état de droit boo xam ne day yemale ñëpp ba kenn du am sañ-sañ dal ci kaw sa moroom fekk moom la mu yellool lay def kenn ku ne da nga war a def li nga jàpp ne moom nga war a def sans pour autant nga gêner ki ci des ba tax na prétexte su dañu jege yoo dafa doon daje ak waa UNACOIS dafa jënd ak kër famille wu Doudou Ka loolu yëpp warul justifier le fait que ñuy attaquer ay militants quelconque ba ci gaañ ay nit. itam yoon na def liggéeyam pour que ñu situer les responsabilités ñi nga xam ne ñoom ñooy les fautifs ñu teg leen yoon ci ni ko sartu réew mi tëralee donc dafa jot aussi. Formation politique yi jëlaat seen état-major yi defal leen formation wax leen luy rôle militant parce que un bon militant mooy. moom Mayoro Faye moom moo nekkoon ganuk info du matin fii ci télévision Futur Média ñu des ci xoo wi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ci langue ko politique bi fii ci réew bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom moo di docteur Cheikh Gueye bu cadre unitaire bu l'islam fii ci réew mi jàpp na nag lu ni mel nag ñi nga xam ne ñoom ñoo siq langue gi seen yoxo jugu ci benn yoon keneen itam koo xamante ni àdduna ci di professeur Ousmane Sène bu wark li mu xamle moom moo di war nañ tàggataat bu baax a baax ñenn ci ñoo xamante ni dañuy sóobu ci langue gi yeneen i laaj yoo xamante ni dox nañ seen digganteeg Marcel Farba Maroon ñu seetaan reportage. bu dee Sénégal deram yàqoogul ci wàllu démocratie ci Afrique violence yu jëm wala di jóge ci élection yi yàgg na te bëri na fi tamit waaye ñenn ñi seetlu ne niveau violence ci réew mi daa yegg fu mu yeggul woon. puis lu mel ni ñeenti at juróomi at. violence politique dafa gën a yokk Sénégal même avant suñu indépendance sax violence politique moom dafa mës a bokk ci li nga xamee ni moom mooy jeu politique Sénégal waaye nag loolu dañ ci war a am taxawaay bu bees ndax bu ñu seetaanee ni nga xamee ni noonu lay doxee ñu gis ni nga xamee ni noonu lay évoluer di nga gis ne bu continuer nii dina doy waar lool. te dañoo nekk ci benn situation boo xam ni ñu bari foofu la ñuy xaar ndax muy dëkk yi ñu wër ak li fi xew ci Covid bi ak jafe-jafe yi nit ñi du dund bu jafe-jafe amee mën na ëpp loxo. yeneen i observateurs yi ñoom di ñaax jiitu parti yi ngir ñuy gën di xelal seen militant comme ni ko politiciens yu njëkk yi daan defee. buñ nasaxal démocratie bi nañ nasaxal violence loolu nag xale yi nga xam ne ñoo nekk ci parti politique yi seen mag yi dañ leen ay war a tàggat ci loolu. parce que xam nga xale moom deret ji dafa saas donc il faut ñu tàggat leen ci loolu wax leen ne politique aussi ça veut dire comme football la. gañe nga ma jox la loxo ne la gañe nga ma gàcc nga la ma nga ne ma yow tamit maa la gañe mais tu n'as pas démérité te loolu pour que ñu am ko il faut que militants yi ñi nga xam ni ñoo leen jiital ñoom lañ jiital ñu mun a wax ak ñoom tàggat leen ci loolu jël sa xob sànni xaar résultat yi jarul ngay door kurfeñ qui que ce soit. depuis jamono indépendance lu ëpp fukki élection présidentielle ak élection législative wala bokk locale ñoo jot a am Sénégal réew mi bokk tamit ci ñu njëkk am ay parti yu bëri ak ñaari alternance parti yooyu ëpp téeméer doon li mën a waral compétition bi gën a takku
moom moo nekk génnam gu njëkk ginnaaw faatum ki nga xam ne nag moom moo di Cheikh Niass boobaak léegi xam ngeen ne njabootam ñu ngi sàkku ñu def liggéey bu mucc ayib ci anam wi nga xam ne moom la génnee àddina jëriñ ji nga xam ne nag moom lañ dénk wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal ginnaaw bi mu jébbalee ak njaalam njabootam la mu xamle moom moo di njaboot googee nag na seen xel dal ndax yoon lépp lu ci war ci woowule wàll dina ko def ba mu mat sëkk ñu teewlu ay kàdduk maître Malick Sall ci micro Pape Ñing ak Alioune Diagne. affaire Cheikh Niass lu ma la wax ma ne ko xam nga affaire Cheikh Niass citoyen la d'abord damay commencer di présenter sama condoléance son excellence le chef de l'État et condoléance gouvernement di masalu jabaram de xam ne que de toute façon bu xooloon dara sax les droits sont respectés xam nga Sénégal pays de droit la te am na avocat te incha allah procédure bi nañ ko def nañ ko war a defee et dana ko gis incha allah mais comme procédure bi dafa commencé man ministre de la justice la du ma ci bugg a sore mais da ko wax xam ne moo xam na xelam teel na xelam day na xam ne effectivement lu ñu war a def ci dossier bi dinañ ko def incha allah. mu mel ni nag ay fan yoo xamante ni daal nañ koy jagleel yokku xeluk ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci wàllu yoon waaye itam gën leen tàggat ngir bépp dogal boo xamante ni dañu koy jël ñoom ak seen ay naataango ñu bañ cee des ginnaaw benn yoon ñu teewlu Pape Fara Ñing ak Alioune Diagne wi nga xam ne ñoom ñoo teewoon ca wow leen daje ñu seetaan reportage. magistrat avocat wala cadre bu gendarmerie wala bu police sax ñoom ñëpp dañoo toogoon ci table ngir nag ñu daal leen tàggat ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu droit communautaire di mbootaay bi nga xam ne moom la waa Afrique sowu jant bokk. Dans un premier temps, nous allons présenter la cour de justice. Premièrement dañuy présenter cour de justice bi nga xam ne mooy bu UEMOA règle yi nan la ñuy def ba saisir ko ak procédure yi ndax nag du lool rek gis nañ ne mécanisme yu bëree bëri war na ci am naka noonu tam wax ci libre circulation des personnes et des biens. di séminaire boo xam ne day tax ñu mun a xam nan la ñuy defee ba mun a nag saisir cour boobu nga xam ne moom la ñu tuddee cour UEMOA. cour de l'UEMOA bi. moo nekk moo xam ne mooy jël ay décision boo xam ne décision bu mu jël dañu ko war a appliquer moo tax baax na sénégalais ñëpp wala acteur de la justice ñëpp ñu jël texte yi xam cour bi nan lay fonctionner xam cour bi nan lañ ko lu tax ñu installé ko xam cour bi ku ko bëgg a saisir nan ngay def xam cour bi effectivement décision yi mu def en général yan genre de décision la. ndaje bi nu mel am solo lool rawatina ci avocat sénégalais yi nga xam ne dañuy bëgg a dem ci dëkk yooyu nag daal di fay layoo. léegi nag ñun ñi nga xam ne ay acteurs de justice lañ maanaam suñu liggéey mooy di da nga am layoo wala ñuy xelal nit ñi dafa baax ñun itam balaa ñuy mën a xelal nit ñi da nga maam ñu xelal ñu ñun itam maanaam parce que kenn du tari te jànguloo da nga balaa nga tari da ngay jàng donc moo waral bu ñu ñëwee ci yu mel nii ñu déglu ñi nga xam ne ñoo fay liggéey ñu won ñu xamal ñu fi nga xam ne fa la ñu war a mën a jaar. lu tolloog ñeenti fan nag ñi nga xam ne ñoo nekk acteurs yi yëngu ci wàllu yoon ak ñi nekk ci secteur wàllu dem beeg dikk beeg njënd ak njaay mi ñoom ñëpp dinañ am mbir yoo xam ne nag dinañ leen di tàggat bu baax a baax te ñu bokk kook juróom-ñetti réew yooyu bu ko defee nit ñi mën a dem ak dikk ci jàmm ak salaam te kenn du leen indil jafe-jafe ci li nga xam ne moo nekk seen déplacement. jërëjëf Pape Fara Ñing mbokk yi jàpp leen ne jàpp nañ loxo teg yoxo lu toll ci ñetti doomi aadama diggante Ndar Géej ak itam Rosso Sénégal ñoom ñooñee nag doon amal aw trafic international bu médicament ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci wàllu wi di pharmaciens yi nag li ñu xamle moom moo di jamono yi nag bëgg nañ yoon daal di leeral boobu le mbir ba lu ni mel dootul am benn yoon Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage. ñetti doomu aadama ñu teg leen loxo ci trafic international de médicaments ay garab lañ doon jëlee ci Sénégal di ko yóbbu ca Mauritanie police def ay l'enquête ba mujj leen teg loxo ci diggante Rosso Sénégal ak Saint-Louis pharmaciens yi nekk ci diwaan bi nag mbir mi metti leen lool. loolu du yoon produit boo xam ne day faral di nekk en rupture ci dëkk bi benn nit mën ko jël ba di ko jéggaane ci beneen dëkk loolu du yoon donc loolu day tax ñun dañu interpeller aussi société di def répartition des médicaments.
donc loolu xam naa ni ordre dana si wax te direction de la pharmacie aussi dana leen interpeller par rapport à cette situation mu bañati am. ñoom seeni kaddu mbir mi sax gàcce la ndaxte lii mën na indi yenn jafe-jafe ci askan bi. yàqal parce que day yàqal santé publique parce que sénégalais yi ñoo ko soxla nañu garab bi fii jékki-jékki am ay nit yu koy jël en quantité énorme di ko génne si dëkk bi loolu vraiment day porter un coup vraiment à la santé publique bu suñu dëkk. ñoom pharmaciens yi nekk ci diwaan Ndar Géej lëkkaloo ak ordre des pharmaciens yi nekk ci Sénégal gi yëpp ñu ni duñu bàyyi benn yoon mbir mi sedd. def mooy informer l'ordre des pharmaciens yoo xam ne moo en fait mooy yellool mooy fort ñi ñuy respecter éthique ak déontologie profession bi. dañ ko informer te ordre dana jël toutes ses responsabilités par rapport à cette situation waaw. ci doomu aadama nag yi nga xamante ni teg na leen loxo police daan na leen di jébbal procureur ñuy xaarandi wanante fan lay mujjee ki gëtëm. jërëjëf Ousseynou mbokk yi ñu baaxee leen xibaar wi lee nga xam ne nag léegi la ñu dàpp mu ñeel wàllu wér-gu-yaram Covid 19 tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàppale na nag jamono yi may wax ak yéen réew bu Sénégal daal nay bokk ci pays verts yi lu ni mel it ministère français bi nag des affaires étrangères moom moo ko daal di fësal ci ab document woo xamante ni nag ñu ngi ko daal di fësal ci Quai d'Orsay mu mel ni nag képp koo xamante ni dafay jóge fii ci réew bu Sénégal wala nga bàyyee koo fi di dem ca tugal rawatina réew bu France mu mel ni nag la nga xam ne moom moo di saytu ga taroon ga nga xam ne nag daal nañ la ko amale lu ni mel daal nañ koy teggi ba mu set wecc. ñu wax ci leneen sànq junju naa leen ko bu ñu door yi le jotaayu xibaar jàppale na ca centre national bu transfusion sanguine jamono yi nag ñàkkum deret la ñu fa nemmeeku néew na nga gis doomi aadama woo xamante ni nag dafay ñëw ngir rek daal di maye deret du loolee kese la ñu ñàkk bokk na ci ay jumtuwaay ca boobule centre ba tax na itam jamono yi li ñu bëgg moom moo di ñu daal di amal ab institut wu deret ngir rek daal di tàggat ñenn ci personnel ba ci lu ñeel wàllu hématologie ñu teewlu reportage bi nga xam ne Mohamed Sow Dieng Fatou Kiné Dem daal nañ koy def ca centre boobee. ci salle bi nag ñuy jëlee deret boo ko xoolee rek xam ni wéet na lu mooy rek ñenn ñu ñëwoon di maye si deret ci jamono ji nga xamante ne Sénégal ñi soxla deret dëgg-dëgg lim gi takku na. ñu ko soxla dafa bari yëpp ñi def ay intervention chirurgicale xale yi anémie jigéen yi mucc ñu daanaka ñoom ñëpp dañ koy soxla. mais nag suñu banque de sang bi seetlu nañ ko suñu stock bi dafa wàññeeku lu bari wax dëgg yàlla donneur yi gisatuñu leen. daanaka juróom fukki ci poche la ñuy wàññi bis bu ne bu ñu ko méngalee nag ak la ñu daan am balaa mbas mi dugg ci réew mi ñu ne nag ay jafe-jafe am na dëgg. parents malades yi sax docteur yi ñooy wax parents malades yi nay ñëw may parce que jafe-jafe am na deret amatul loolu moo tax ñuy ñëw di may tax gënaluñ parce que don de sang est volontaire et bénévole xam nga ñu soxla ko nit ñi ñetti weer yu neex pour góor yi ñeenti weer bu neex pour jigéen yi mun nañu ñëw di may benn yoon ci ñeenti weer benn yoon ci ñetti weer pour góor yi surtout que nag groupe rare yi négatif yi voilà doom nag groupe sans rare na mais surtout négatif yi donc dañ leen di wax rek képp koo xam ne mun nga ko voilà na nga ñëw surtout que dans le cadre du don de sang tout est sécurisé. téeméeri junni ak fukk ak juróom-ñeent ci doomu aadama ñooy may deret at mu ne ci Sénégal taxul nag réew mi rek tollu ci santaane yi tukkee ci mbootaay gi nga ko wàllu wér-gu-yaram ci àdduna bi du OMS ndax nee na réew moo jël ci àdduna bi ñay maye deret ci askan wa téeméer boo jël war naa toll lu gàtt ci ñaar Sénégal nag ñu ne war naa yegg ci téeméeri junni ak juróom-ñett fukk. dañ leen am ay collecte yu bari. dañ naan génn am na mën nañ am ñett ba ñeenti collecte par jour nga xam ne bërëg yi dañuy dem ci quartier yi dem ci entreprise yi dem ci école yi ak université yi xam nga bu ko defee nag wax dëgg yàlla dañ naan am 100 par équipe voilà léeg-léeg sax da koy ëpp bu ne université la walla ci école yi mën nañ am ba 150 par jour léegi nag fu mu toll ni demande poche yi génn mot na 150 poches. Centre national de transfusion sanguine di jànkonteel yeneen i jafe-jafe yu ci mel ni ñàkkum jumtukaay ambulance budget bu doyul fi mu ne nii nag ñu ne dafa jot sax ñu samp ab institut du sang ngir gën a mën a tàggat personnel bi bu weesoo Égypte Afrique du Sud ak Algérie
yeneen réew yépp ci Afrique fii lañ leen di tàggatee ci wàlluk hématologie. Fatou Kiné liggéeykatu SAMU national ñoom ñooy sàkku gouvernement bu Sénégal daal di leen di jox wor wi nga xam ne amal na leen ko mu ñeel seen wàllu prime lu toll ci juróom-ñetti weer mi ngi nii nag ñu daal di leen koy amal ñoom ñooñee nag li ñu xamle moom moo di bu ñu dikkul ak ñoom ci ak saafara daañu jéggi jàll ci leneen ñu teewlu ki nga xam ne nag moom moo yoroon seen kàddu Assane Ndour lay wuyoo àdduna jëmale ci micro Corombaar Ndiaye. dañoo amel li ñuy wax ndàmpaay. Donc prime bi bu njëkk dañu ko daan verser directement donc c'était un montant de 150 000 donc par agent nit ku nekk loolu nga war a am donc boo ko xaymaa ci juróom-ñetti weer donc day nekk 1 million 200 donc loolu la ñuy laaj donc pour ñu régler ñu ko bi loolu amee ci biir laaj boobu gis nañ ci benn mbetteel bi ñu ci am mooy ne dafa am suñu benn agent il était infirmier ici au service donc ci biir laaj boobu bañ koy laaj donc on a reçu donc une note officiel buy wane ne donc il a été affecté à Dalal Jamm hôpital Dalal Jamm bi nekk fële ci Guédiawaye donc nag ñu jàpp ne affectation boobu suñu ak yelleef bi ñu doon laaj moo waral affectation boobu ñëw. bi mooy ndaje bu njëkk mooy ndorteel bi donc ñu def benn sitting nii donc avec la sous-section donc et les autres membres qui sont venus donner la main forte pour première fois donc si jamais la solution aussi donc ne se résout pas donc on va essayer de passer à la vitesse supérieure. xool nan la ñuy def au niveau national parce que syndicat bi ñu ëmb tamit du fii rek. mbokk yi junjoon naa leen ko sànq bi ñu door yi la jotaayu xibaar waxoon naa leen ne daañu leen xamle ki nga xam ne nag moom moo di Mohamed Bougar Sarr moom moomee nag bokk ci juróom-ñetti doomi aadama yi nga xam ne nag ci ay nominé lañ ci prix bu Goncourt ñi nga xam ne nag ñu ngi koy amalee ca diwaan bu France ñu dikkaat ci jaar-jaaram ak dundinam ci li nga xam ne moom moo di wàllu littérature ñu teewlu ak Fatima Touré. Mohamed Bougar Sarr tey nag bokk na ci juróom-ñett nit ñi nga xam ne nag la ñu tànn ngir rek ñu daal di jongante ci li nga xam ni moo di Goncourt moom nag nga xam ne livre am bind na ko la plus secrète mémoire des hommes nekk livre boo xam ne nag dafa mel ni rek mu ngi daal di wax dundinu benn jeune sénégalais boo xam ne nag mu ngi tudd Diégane Latyr Faye moom mi nga xam ne sax dafa demoon Paris daal di rek gis benn livre mythique bu nga xam ne rek publié woon nañ ko ci 1938 loolee nag nga xam ne sax ñi nga xam ne nag dañoo nekk ci wàllum littérature ñoom ñëpp daal koy nangul li nga xam ni moo di livre am bi moom mi nga xam ne nag doomu Sénégal la tey mu am fanweeri at ak benn dëkk ca Diourbel gannaaw ba mu defee ay études primaires am dal na admis ci concours Prytanée militaire ci atum 2002 bokkoon na ci meilleur élève Sénégal ci classe terminale ci concours général ci atum 2009 Mohamed Bougar Sarr nag moom tamit nekk na lauréat ci concours yu bëri mu bokk ci nag prix Ahmadou Kourouma wante tamit grand prix Roman Métis ci atum 2015 concours bi nga xam ne sax moom bokk na ci di Goncourt moom mi la nag bokk ci 8 yi nga xam ne rek ñoom la ñu war a tànn ci ñeent ñi nga xam ne ñoo war a dem ci final tolloon nañu ci fukk ak juróom benn waaye nag ca mujjantal ba juróom-ñett la ñu daal di choisir gum ñeenti finalistes yi nag dinañ ko xam ci 26 octobre bi ñu dëkkmal ngir rek ñu daal di xam ana kan moo war a nekk ki nga xam ni moo di lauréat wu concours Goncourt ci atum 2021 moom mi la nag nga xam ni moo di Mohamed Bougar Sarr nekk na nag élève bu ràññeeku tax sax président Macky Sall daal di koy rek yëkkati ci rang wu ordre national du mérite moom mi la nag gannaaw bi nga xamee ni def na li nga xam ni moo di classe préparatoire littéraire am mu ngi rek daal di continuer li nga xam ni moo di jàngam ca France ci école des hautes études en sciences sociales. mbokki délégation bu takku moom moo bàyyeekoo ci réew mi wutali Dubaï xam ngeen li ko waral di exposition universelle ni ki ëllëg yemook fukki fan ak ñett ci weeru octobre bokk na ci bés yi nga xam ne moom lañ dara jaale réew bu Sénégal suñu ay ndaw itam def kem kàttan gisee ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu artisan la ñu bëgg itam bokk nañu fësal li nga xam ne moom moo di seen ab liggéey ba mu gën a ñoŋ. junjoon naa leen ko bi ñu door yi la jotaayu xibaar wàllu tàggat yaram réew bu Sénégal bokk nekk dëkk bi njëkk qualifié ci li nga xam ne nag moom moo di barrage yi ci tund wi ci éliminatoire bu coupe du monde Qatar 2022 ginnaaw nag aw ndam boo xamante ni am na ko ci digganteem ak Nabi bi ginnaaw ba ñu leen làbbalee ñetti bal ci benn ñu teewlu tënk li nga xam ne Cheikh Sadbou Diarra daal na koy def. Nos garçons ont été présents.
xale yi wane nañ xarañ bu baax a baax ndaxte jongante bi booy xool lépp ci mental lañ ko joué kon ca ci groupe bi loolu nag daf ñuy may ñu mën a waajal bu baax a baax kan bi nga xam ne moom la ñu dëgmal te ñu ñi ci xaar bu baax a baax. sera attendu. Sénégal est prêt à. Sénégal noppi na ngir dajeek adversaire bu nekk li am solo mooy ñun ñu gëm suñu bopp gëm itam suñuy qualité yi nga xamante ne moom mooy tax ba ñun amatul benn équipe boo xam ne dinañu ko tiit. On a à avoir peur de personne. Je crois que c'est d'abord le travail. li ci ëpp liggéey la li des nag mooy di jël jongante yi benn par benn ndaxte booy xool match yëpp niroowuñ bu ci nekk dafa wute ak morom man nag moom moo ñuy tax ba ñun sax ñuy wane suñu bopp bu baax. C'est posé partout où nous allons. jërëjëf Cheikh Sadbou Diarra mbokk yéen itam jërë ngeen jëf ci li nga xam ne moom moo di teewlu wi léegi ak rédaction bu télévision Futur Média ma jox leen daje itam ci yeneen i jotaay fii ci TFM way leen des ak suñu ay programme jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.